un débat contradictoire, il faut réunir, à mon avis, les conditions au lieu d'effleurer les questions et de faire de l'agitation. Merci beaucoup. Modou Mbacké Niang ngeen di àndal ci xibaaru mbarax bi. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, toujours dans 3 minutes. الموضع البعيد قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بوكي جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia, RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisub sant yàlla bu baaxoo nañ di ko amal at bu ne. ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Marius Ndiaye. ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah. jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal. suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp, ñaanal way dawli yi, ñaanal sunum réew ak mbooleem réewu jullit ñi ak àdduna bi yépp. alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Marius Ndiaye. groupe Excaf ànd ak rajo Dunia, RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction. alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Le goji séché, le fruit du bonheur.
le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV waxtu xibaaru maraxi la ca gën a fees bokk na ca ni cancer du col Sénégal dana am ñàkk wuy xeex wàllu gu ni mel daanaka ñàkk njagamaay tollu juróom-ñeent jàpp fukki at ak juróom fukk ak benn ci ay milliards la nguur gi te ngir doxal programme bu ni mel daañu si ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoom lu jëm ci coow diggante syndicaliste yi ak direction bi ñu dénk solde lu koy indi mooy ndàmpaay di ay indemnité de logement ñu war a jox jàngalekat yi ca nguur gi ni lépp mat na jàngalekat yi ni déedéet mat ba léegi amagu ca ndax ay gàllankoor am na ñu ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo itam dana ca bokk lu jëm ci internet bi wax lu ñaaw ak wax lu ñagas jëm ci doomu aadama yi njiitum réewum Sénégal président Macky Sall bëgg a dakal wàllu gu ni mel rédaction bu DTV càmbax na mbir mi jox na kàddu gi expert jëm ci wàllum télécommunication Moudou Fall lam gis mooy nit ñi nañu xam ba noppi ñu soog a jël aw yett ci seen kaw dañu si ñëw ci biir xabaar itam ak Mamadou Diallo ñi defar ay pañe di ko ràbb ci biir Sénégal daanaka maintenant wax ni seen liggéey doxatul nam daan doxee ndax ñàkkum ndon sori gi mu sori jëlee ko Gambie indi ko Sénégal bu ñu ko defaree ba noppi pañe yooyee fu ñu ko jaayee di leen di xaw a të lii moo tax ñoom ñu ngi dund ay benke ña ngi koy commuter daañu ci ànd ak Pape Ousmane Cissé nit ki faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali xabaar yi jëm ci lu soxal jàngoroy cancer du col muy jàngoroy cancer bi jàpp jigéen ñi ci seen cëru suuf lu koy dakkal de Sénégal am na cay pexe léegi aw ñàkk am na ping yoo xamante ni bi boo ko pingoo yow xale bu jigéen bi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak juróom suñu borom mën naa dogal nga mucc ci boobu lépp jàngoro ministère bi ñu dénk pajok fagaru doon wane wàllu guni mel ne ñu am na koppar gun tëkk teg daanaka toll na fukki benn ci ay milliards francs CFA moo taxit contentement mbégte gu mag la jigéen ñi àndal ci wàllu guni mel reportage Ndeye Fatim Lo lancement wu ñàkk bi xeex feebar bi di cancer buntu jujurukaay bi moo ngi méngoog njeexitalu weeru octobre rawatina bu campagne octobre rose tey jii ñàkk xale yu jigéen ñi toll ci juróom-ñeenti at bokk na ci saafara gi gën a wóor ngir mën a wàññi bu baax risque yi ak it ñu mën a sauver ay bakkan. C'est pourquoi nous avons li moo tax ñu jël ndogal daal di dugal bile vaccin ci programme élargi de vaccination bu Sénégal muy vaccin bu jar juróom-ñaari fukk junni te loolee daanaka ay effort yu am solo ci wàllu budget waaye it mu mel ni lu ñu waroon def la ngir gën a indi ak yemale ci askan wi ngir ñenn ñi it mën a am chance rawatina jigéen ñi mën a mucc ci feebar bi nga xamante ni mooy bàyyeekoo ci virus buy di papilloma humain. ñu dugal vaccin bi ci programme élargi de vaccination réewum Sénégal dugal na ci lu xaw a jege fukki milliards ak ñaar Gavi nag muy alliance globale pour les vaccins et l'immunisation jàpp na ci.
Le soutien de Gavi. ndimbalu Gavi jëm ci Sénégal ñu ngi ko xayma ci juróom-ñetti milliards boo ci boolee ñetti milliards téeméer ak juróom-ñaar fukki millions yu nguurug Sénégal def ngir gën a mottali bi le programme di programme élargi de vaccination waaye dana tax ba ñu gën a taxaw te indi ak jàppandal ci vaccin bi di papilloma humain jëm ci jigéen ñi rawatina ñi dëkkee fii ci Sénégal. ci wàllum saytu bu baax ndax feebar bi nit ki am na ko war nañ ci def ay jéego yu rëy rawatina yokk ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc loolu ci wàll gile tëral nañ ab stratégie nationale de financement ngir indi koom-koom ci wàllu wér-gu-yaram ba saafaraal li ni mel. Le chef de l'État lui-même avait tout de suite décidé. njiitum réew mi di le président Macky Sall dafa jël ndogal yokk bourse bi téeméer teg ci juróom fukk junni jàpp ñetti téeméeri junni ngir gën a yokk limu spécialiste yi yëngut ci wàll wi ndaxte buñ ko deful fii ak juróomi at dañoo nar a am ay jafe-jafe mooy ni daañu néew ay spécialiste moo tax ñu taxaw tem ci wàllu priorité daal di ci jiital mbir mi nga xamante ne junj naa ko sànq. ñàkk biñ fi indi ngir xeex feebaru cancer buntu butu juuxakaay yi fu mu toll nii mën nañ ko am ci këru docteur bu nekk ci réew mi njiitu réew mi nag muy woo yeneen i réewu Afrique yi ñu dugal ñàkk bi ci seen programme vaccination ngir ñu mën a jàppale soxna yi ba ñu fagaru ci feebar bi lii. Ndeye Fatim Lo Sénégal mooy Afrique mooy kon réewum Afrique de l'Ouest bi njëkk a am ñàkk bu ni mel muy kon jéego ba mu solo ci wàll gi ministère bi ñu dénk pajook fagaru xamle ko moo tax soxna Adja Ndiaye dem na ci soxna yi laaj leen ñu tontu ba xam ñoom gisee jàngoro gu ni mel ak ñàkk wi lu ñu yaakaar ni dana doon luy xëy na dànk boobu le feebar di xeetum cancer yi reportage. Vaccin contre cancer col utérus bi jigéen ñëpp doon xaar. tàmbali nañ ko àllarba bi ngir nag muccal ndaw ñi biali vaccination nag fas yéene tàmbali ci ñi nga xam ni ñoo toll ci juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent mbir mi nag yaay yi kontaan ci lool. feebar boobu moom wax dëgg yàlla bu ñu amee ku ñu ci jàppale dañuy gën a sant yàlla ndax feebar bi bari na ci dëkk bi wax dëgg yàlla te balaa nga koy xam rek mu jeexal la. kon bu ñu amee ku ñu ci jàppale di ñu ci dimbali dañuy sant yàlla rek di leen ñaanal. vaccination bi pour xale yi lu am solo la si xale yi ndaxte feebar bii ñuy wax cancer feebar bu bon la te yàlla nañ si yàlla musal suñu njaboot gi yëpp léegi bu fekkee am na solution boo xam ne dañ koy def pour mu éviter cancer bi kon ñun ñuy maman kontaan nañ si bu baax a baax. papa ji bëral ay kàddoom ni bieli vaccin dina tax nag ñu mën a dimbali seen soxna yi. man dama gis ñoom lépp lu ñuy def pour santé bi rek. suñu intérêt lañ ci xool daal parce que ñun mën na la dal te doo ko xam te suñu jabar yi nga xam ñoom léegi dem nañ ba nekk ay mag léegi bon ñoom avec bu leen dalee ñu lay sonal bon te bu initiative bu ko gaa yi jëlee pour defal ko xale yi suñu avantage la. ñoom waajur yi di ñaax bépp yaay ngir rek ñu yóbbu seen doom yi ñu vacciner leen. ñuy sensibiliser yaay yëpp waaw ñëpp dem képp ku ci am doom bu jigéen. wala jarbaatu wala dara bu jigéen nga jël ko yóbbu ko fa ñuy defee vaccin mu def vaccin am. parents yi tamit nañ fagaru pour dem yóbbu seen njaboot gi ñu vacciner leen. waaw mais mieux prévenir que guérir. ñëpp ñoo war a ànd en masse dem defi vaccination bi waaw parce que chimio cher na cancer metti na ku sañoon du dal sa doom comme ñun rëcc nañ ci mënuñu cee am. nañ yóbbu xale yi daal ñu dem vacciné wu. sage-femme bile moom di àddu rek ci ñi nga xam ne ñoo di ministère bi ñu gën a yaatal at yi ñu war a vacciner waaye tamit di yaakaar ni rek programme bi li dina wëy. bi ñu jël limite bi dafa ndaw daal dafa ndaw parce que franchement problème de santé publique la. moo am suivi parce que bu ñu commencé leen ci lii ko dafay mel ni bu amul suivi daal du ma ne mox zéro yam parce que bénéficier ñi amoon tranche d'âge bi ñu jëloon bénéficier nañ ko kon xam nga du nul. mais bu ñu ko continuer woon ba ñëpp mën ci bénéficier dina doon lu baax. Sénégal ci fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bili dina doon nag dëkk bu njëkk ci Afrique de l'Ouest bi nga xam ne nag mooy def vaccin contre cancer du col de l'utérus mu doon nag luñ dul fay dara ci ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi am juróom-ñeenti at waajur yi nag fi mu ne nii pare nañu ngir yóbbu seen doom yu jigéen yi ñu vacciner leen ndax ñu mën a mucc ci biir li feebar.
Adjara Ndiaye jaajëf xibaar yi wéy ci beneen mbir ginnaaw jàngoroy cancer ñu wax ci mbirum xorom ndekete yoo xorom bi nga xamante ne bi ñu ngi koy jëfandikoo ci biir Sénégal nee ñu dafa am ci biir plastique muy xeetu caoutchouc yooyu la lu samay kàddu waa Greenpeace ñoo ko xamle lu ni mel moo tax suñu reporter Mawlud Wade def gëstu bu xóot ci wàllu gu ni mel waaye bi mbirum plastique bi ci xorom si jubee ci fàttali njëkkoon na fee am jamono ceeb bu ñu waxoon tam dafa am ceebu plastique lu ni mel moo tax Momar Ndaw parce que seen jàpp ni wax ji ay caaxaan la xorom si amul benn ci am ci plastique ay commerçant rek ñoo bëgg a yàq xorom bi jóge Sénégal ngir mën a jaay bi jóge bitim réew waaye lu lépp kenn du ko ci bàyyi muy jàll reportage. ñii di waa Greenpeace ñoo génnee xibaar xam le ni xorom bi ñuy lekk fii ci Sénégal daa ànd ak caoutchouc xibaar boobu nag ñii di jaaykat yi ak waa Ascosen weddi ko ba mu jeex teg si sax xam le ni Sénégal xorom bu sell lan fiy lekk. boo yóbbee laboratoire moom mooy wane ne produit bi nga fi indi muy xorom si am na plastique wala amu ko te laboratoire bi mun naa ci cité l'ANAC muy laboratoire ministère du commerce. mais en tant que défenseur des consommateurs ñu ngi dalal xelu askan wi que ba bis may wax ak yéen nii xorom en plastique benn laboratoire digne de son nom génnewu ko wane na xorom suñuy lekk ñun si Sénégal donc xorom bu am plastique la. ñoom waa Ascosen ak jaaykat yi di xamle ba tey ni marché bi tëddee moo waral yooyu xibaar ñu koy faral di ko gis ñi nga xamante ni si ñooy jaaykat yi ñooy faral di génne yooyu xibaar ngir suuxat seen yeneen naataangoo yi. ma considéré que adduna bi benn marché la boo xam ne marché ouvert la intérêt yi dafa bari ba nga xam ne ku ci nekk rek yaa ngi doxal say intérêt même bu fekkee ne da ngay bëgg a yàqal keneen ki. mbiru commerce moom moo ni demee à chaque fois da ngay gis concurrent bu ñëwee jaay jarul day jéem a xool poroxndal bu mu dugg pour def lu mel noonu mais du tere moom jàpp nañu ñun li nga xam ne xam nañu fi muy jógee ñu gis ni fii lañ ko fii la ne comme ça xam nañu fa mu jógee ba ñëw fii kon donc ba jugu suñuy loxo loolu la ñuy ëpp confiance que lu nga xam ni ci bateau yi lay génnee ñëw fii wala ci avion yi la génnee ñëw fii. ñii di waa Ascosen di dalal xelu askan wi te di leen ñaax bu baax ñu jëfandikoo xorom si ñuy wax sel iodé ndax sell na te wóor na. jaajëf Mawlud Wade ci reportage bu nu mel leneen ci xibaar mi ngi soxal coowal indemnité yi nga xam ne xeetu ndàmpaay la bu nguur gi jox jàngalekat yi muy ndàmpaay dëkkuwaay nguur gi jàpp ne xëy na lépp mat na jàngalekat yi ni déedéet njaw des na xam bi ndax am na lu ci laxasu bokk na ci wàllum impôt bi ak itam xëy na mbirum ndàmpaay googu sax ñu bare bari jot ca daf leen a xawata dañ ciy xuus ànd ci ak gëstub ko dañ jaay reportage. yokkute bi ñu annoncé woon ci indemnité de logement yi nga xamante ne ni ñu ngi ko jagleel enseignants yi doon na loo xamante ne ni sotti na bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur bi yor wàllu solde fii ci Sénégal syndicat d'enseignants yi daal di koy weddi ba mu set wicc li ci gën a doy waar moom moo di ñoom dañu nemmeeku ay wàññeeku ci seen salaire. si bulletin payoor yi 15000 francs ngi fa mais niñ ko foogee woon ak ni ko jàngalekat yi doon xaaree pour yëg ko. waaw dañ si ñu si bari bopp waaw yëguñu ko waaw lu tax yëguñu ko mooy dafa ni ñu koy waxee si toog lii moo ko dulier li ko dulier mooy avance tabaski bi nga xam ni weer bi lañ ko tàmbalee fay li ko dulier bokk na si également complément li ñuy wax retraite muy 5000 et quelques weer dugg na depuis weer passé li ko dulier également mooy si payoor yi soo yeggee benn niveau si brut bi puisque yokk nañ si 15000 am na ñoo xam dañuy changer tranche suñu changé tranche dañ leen di imposer. syndicaliste yi di yëngu ci wàllu njàng ak njàngale di xamle ni explication yi nga xamante ne ni directeur bu solde joxe na ko ngir nag justifier wàññeeku yi amul benn cëslaay. nee nañu ay mbirum impôt la remboursement avant tabaski ak yeneen paar yi ngay fay nga xam ne dañ koy fal di dindi ci salaire waaye li si jaaxal mooy même loolu daan na am yeneen weer mais tey jii nii bu ñu ñëwee même nit ñi avant tabaski bi dañ ko cay dindi dëgg la xëy na am na waaye danañ toog ba tey sobkaa mois bi sobkaa def te mois passé bu nañu ko def te li si day war mooy nit ñi li ñu amoon mois passé la ñu amaat ñenn ñu moom la ñu amaat mois bi donc ñun comprendre ñu te explication yi pour ñun daal ay explication yu daan seret la vraiment du loo xam ne ñun mën nañu koo dégg impôt nit moo koy defar ñoom ñoo koy lijjanti foofu ñun xamuñu ko ni ñu koy defee ñun duñu dugg ci jéem ko lijjanti li ñu jàpp mooy bu ñu dee ba nit yokkal nañ ko wala ñu jox nit payoor bi ka war a fay
fajal ay soxlaam waaye waru faa indil gàllankoor. année scolaire 2018-2019 di tàmbalee door laaj bi samp moom mooy ndax mbirum indemnité de logement yi lée du andi ab pëccoxoo ci wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal. jafe-jafe bi ñun xam nga G6 lañ nekk syndicat yu gën a représentatif si la bokk. Inch'Allah semaine prochaine dinañu réunir apprécier ko parce que ñun également dañu am responsabilité mooy aller en réformation responsabilité mooy wut suñuy experts fiscaux soog a indi beneen taxawaay si nguur su jaree xeex ñu xeex ko su jaree ñu waxtaan ak nguur gi ñu waxtaan ak nguur gi wante quand même xaw nañu ñun ñëpp ñu si bari am nañu mbetteel weer bi. nañu xam ne lii nguur gi tàmbali nii mën nañu indi ci fitna ci biir njàng bi njàngale bi ci atum ren. ndaxte liñ naan lii raam si ñag ba la jëm boo dee ci li jëm ci wàllu wii defuñu si liñ ci war a def comme ñun niñ ko xaare te am na yeneen point yoo xam aussi accord bi aussi liñ ci doon xaar gis ñu ko ba tey te dinañ ko wax tamit donc fu mu ne nii ñun mën nañ jàpp ne nguur gi dalalul xelu jàngalekat yi te li muy def nii bu moytuwul dana indi encore ji jaxawal yëngu ak yëngal ci biir jàngale ci biir daara yi. lum ci mënti doon syndicaliste yi moom dogu nañ ngir nag daal di xeex ba lépp loo xamante ne nii injustice la ñu daal di jàmmarloo ak moom ci seen kàddu ñoom nee nañu comprendre ñu benn yoon dogal bi nga xamante ne nii nguur gi jël na ko ci wàllu indemnité de logement yi. Koda Ndiaye jaajëf xeex diggante syndicaliste nguur gi waaye itam xeex beneen jëm diggante président Macky Sall ak internet bi nee na faaw ñu xool pexe ba saaga yeeg wax ju ñaaw ji am ci lim duppee les réseaux sociaux mën a dakk wala wàññi ko bu baax nguur gi nag mi ngi ci ay pexe askan wi itam am ci xalaat ci wàllu gu ni mel su reporter Mouhamadou Diallo def ab doxantu xooli expert jëm ci wàllum télécommunication di Modou Fall la mu gis moom Modou Fall mooy bala ñëwut ay sanctions nan xamal askan wi ba noppi nus war a jëfandikoo lii di internet reportage. internet mu mel nii dootul nangu benn yoon xaabaabal yooyu di si am. ñu arrêté saaga yee ak wax yu bon yi si biir puisque bokkul si sunu aada bokkul si sunu culture donc loolu moo tax bon ñun ñu ngi rafetlu kaddu boobu. ensuite aussi bon répression bi muy wax bon c'est vrai que nit moom bu defee li nga xam ni jaarul yoon. dañ ko war a sanctionner mais avant sanction bi aussi dañoo bëggoon que état bi jël ay programme de sensibilisation nit yi. ñàkk xam wala tayeef li leer bu wóor moom mooy nguur gi am nay jumtukaay yu mot sëkk ngir jaarale lépp si yoon rawatina mbirum internet. déjà nguur mën na dox ci wàllu yoon définir ay textes maanaam loi yoo xamante ni dana permettre à ce que loolu ñu mën koo saytu mën koo contrôler ba képp ku dul def naka su dul noonu yoon dal sa kaw. nguur mën na aussi vraiment daal di wax ñi nga xamante ni ñooy réguler trafic bi ak fournisseurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi parce que tey pour nga mën a connecté wu il faut nga jaar ci fournisseur ndax fournisseur moom mooy créer infrastructure mooy créer jumtukaay yi donc wax leen ni leen bu ay dérapage amee à ce niveau ñu def blocage ci contenu yi nga xamante ni moom la concerne. ñu bëri ñu seen xel màcc si wàll wi jàpp nañ ne dafa jot sëkk ngir article 2 code des communications électroniques ñu soppi ko. yaakaar naa ni lu baax la lu rafet la que article 27 boobu ñu modifier ko pour que képp koo xamante ni nii donc déjà wàcc nga yoon parce que xamoo wàcc nga yoon parce que da ngay def naka sudul noonu bu boobaa donc ñu mën a le bloquer ñu mën a filtrer say communication arrêté ko de telle sorte que donc du am impact ci trafic bi du am impact aussi ci bande passante bi nga xamante ne ni moom la Sénégalais yëpp bokk di ko utiliser. loi sur la cybercriminalité ak loi bi nga xam ne amal nañ ko si données à caractère personnel yi seetum 2008 buñ ko boolee ak code pénal bu beesum atum 2016 bi day doon ay jumtukaay yu am solo si wàllum yoon pour gën a sellal doxalin bi si wàllum internet waaye am na beneen waar bu am solo bu nu war a béy mooy gën a soññ ak a yee juróom-ñaari millions sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo internet. Mouhamadou Diallo beneen mbir bu war a soññ Sénégal mooy dox ci tànku jàmm ndaje mu Sénégal di waajal juróomi fan novembre incha allah ndaje moo xam waxtaane wàllum jàmm ak kaaraange ci Afrique muy paix et sécurité ci Afrique lañ cey waxtaane lu ni mel ñu ngi koy waajal jamono ji tembe Sénégal nag ñu jàpp ni faaw ñu waxtaane mbir mi ndax bu bëggee am développement jàmm moo koy laytaay kànga mi seq wàll gi xëy nañ war ci ëngam loo ngir waajal boobu ndaje bu mag ci teewaayu soxna Adama bi tey reportage.
Paix et sécurité en Afrique, enjeu de stabilité et de développement durable moo doon thème juróomeeli édition bu forum international bu Dakar buy saytu ci wàllum jàmm ak kaaraange fii ci Afrique bi la ndaje nag nara am ci juróom ak juróom-benn fan ci weeru novembre 2018 li soxal bi la édition nag doon na lëkkaloo bi nga xamante ni jàmm ak kaaraange am na ko waaye tamit lépp luy suqat li nga xamante ni mooy ak yelleef doomu aadama. forum bi parce que dañuy jéem a xool li ñaari concept yi ñuy tuddee développement ak sécurité lan mooy leen boole parce que souvent da ngeen di dégg ci wàllu tubaab ñu ne développement mënul am sans sécurité yenn saa ñu waxaat contraire bi ñu ne sécurité mënul am sans développement mu nekk loo xam ne ñaari concept yooyu dafa am lu leen lié lu leen boole mais lu ñun loolu lañu bëgg a xool càmbar ko ba xam concrètement lan la ñu war a def ba dëgëral sécurité ndax sécurité permettre développement ci suñu wàll ci suñu dëkk. bi ñu nemmeekoo ne terrorisme doon na lu yees ci mim réew ba tax na ngir xeex li ni mel nag ñu fas yéene yokk seen doole waaye tamit seet ni ñu mën a liggéeyee ak seeni partenaires. menace bu bees bi ñëw muy terrorisme wala buñ ko ëmbee bu ko généraliser dañuy ne extrémisme violent dafa nekk loo xam ne dafa bees ci ñun ñi nga xam ne mooy suñu liggéey mooy assurer sécurité nit yi. donc capacité yi ñu amoon xëj na pour def li ñuy woowee combat classique méngoowul ak lu bees li xew nii. ci kaw loolu nag bile forum ñu nax ko amal ci ñeenti fànn ngir waxtaan ak soppante xalaat ci ni ñuy doolelee défense ak sécurité. boo xam ne dafay dajale ay chef d'État wala ay chef de gouvernement wala ay kilifa yoo xam ne. ñoo jiite institution internationale yi comme Nations Unies wala Union africaine ñooy njëkk a wax ci thème bi ñu choisir ren maanaam lan mooy seen xalaat ci li ñuy wax sécurité ak développement ak lan la ñaari concept yooyu ëmb ñooy ñi nga xam ne pratiquement ñooy lancé forum bi bu ñu paree ci loolu dañuy commencer li nga xam ne moom la ñuy wax wooye ñun la partie scientifique du forum maanaam lépp loo xam ne solal na nit ci wàllu sécurité et wàllu développement moom la ñuy jéem a xool ci suñu biir ñun ñi nga xam ne ñooy expert ci défense ak sécurité. forum 2018 bi nag nara am ca centre international de conférence bu Abdou Diouf li ci yees ci wàllum scientifique bi doon gëdd gi ñu jox ak yelleef doomu aadama. jaajëf Adama Bitèye xibaar yi ba tey ak wàllum jàmm waaye awee ko ci élection présidentielle Sénégal mi ngi dëgmal élection yi am solom incha allah 2019 maître Mame Adama Gueye mi jiite kuréel gi ñuy wooye Sénégal bu bees gis ni carte d'identité yi Sénégal ni ñu koy joxe ak anam ban koy defare am na ay lënt lañ ci am yoo xam day tax ba Sénégalais bi carte d'identité bu ko amee itam ngir mu voté du yomb ci moom tax muy wër di dem di seeti ay kàngam ak ay njiitu parti politique tey Mame Adama Gueye ma nga woon ca parti Bokk Gis Gis jot na doo ko bokk waxtaan ak Pape Diop mi nga xam moo ko jiiteem beccil na ko ay jafe-jafeem Pape Diop tam jàpp ni kon vigilance ak faggu ak fegu mooy li war reportage Penda Badji. njiital Sénégal bu bees di wuyoo ci turu maître Mame Adama Gueye dafa nemmeeku ji ki di Pape Diop ngir rek ñu xool naka la ñuy boole seeni doole ba mun a amal élection yu atum 2019 ci anam bu mu gën a rafetee muy initiative bu njiital Bokk Gis Gis rafetlu. li mu proposé adhéré naa ci ak sama parti démarche bi mu wax parce que comme ni ma ko waxee njëriñu Sénégal moo ci nekk ak ñu dem ci élection yoo xam ni yu jaar yoon lay doon. loolu rek la ñu bëgg. kàddu yu jëwriñ bi yore wàllub intérieur yëkkati woon ci Touba ci lu ñeel wàllub respect wu yi lépp élection nag dafa daal di bokk ci lépp waxtaan moom Papa Diop nag jàpp ne lii lee ab stratégie rek la. dafa defee ni bu waxee loolu dem ba Touba di ko fa wax dina tax nit ñi waa Serigne baa ngi toogoon mu koy wax kon boog nañu te non nous sommes sur le terrain politique
te ñuy xeex ba mu egg fi mu war a egg kon loolu wax ko bañ ko wax caaxaan la. Mame Adama Gueye di delloosi bu baax ci ay engagement am ba noppi di woo citoyens yi ngir ñu gën a redoubler de vigilance ci lu ñeel mbirum retirer seeni carte électeur. Depuis élection législative yi defuñu dara lu jub ci affaire carte d'électeur jël nañ ci ñu 52 milliards dépensé ci affaire carte d'électeur te ba tey sénégalais yi nga xam ne yeyoo nañ jot seen carte d'électeur ba tey jotaguñ ko. ñaari homme politique yi nag fas yéene nañu taxaw temb ngir rek mun a xeex ba kii di président Macky Sall bañ a am ab second mandat moom avocat bi nag di xamle ni dina wëyal ay ndaje mun a xool naka la ñuy fexe ba di jouer yi les plans Macky Sall. jaajëf soxna Penda Badji xibaar yi wuyu ci beneen mbir ndax ñi ngi ci daanaka ñeneen ñoo xam dañoo nekk ay jàmbaar ñi ngi ràbb ay pañe di daan seen doole waaye ràbbkatu pañe yooyu daanaka ñi ngi dund ay jafe-jafe yu tar ndax xat yi ñu ko war a ràbbe moo xob yooyu nga xam moo jógee ci ron yi ñu war koo ràbb sori na lool buñ fexee ba am koy tam indi ko Sénégal jëlee ko ci réewum Gambie ràbb pañe yi ba noppi fu ñu ko jaay da leen di gën a të li moo tax nañu fi ñu toll nii seenum koom-koom dafa commencé na sax gëstu Pape Ousmane Cissé. defar lii di pañe doonut lu yomb ngir yegg ci mujjantel ba am ay pàcc yi ñuy jaar ki ci yëngatu nii di ñu fësalal processus yi muy jaar. matière bi moom mooy matière bi nga gis nii ñu di ko wax feuille de rognier waaye ci wolof ron lañ koy wax ron waaw te moo koy wax feuille de rognier. waaye ron la tudd quoi mooy garab yooyu nga xam ne ci li nga génnee kóol yi quoi waaw garab yooyu lañ koy defaree mais seulement nag fooy bi ñun duñ dem ci àll bi di ko uti. Casamance lañ koy jël dem di ko jëndee ñu di ko indil fii transport bi xam nga pour mu jógee Gambie di ñëw fii ci baj bi lay jaar te baj bi tout le temps nga mën cee jot noonu quoi. fekk rang bi serré mën nga fa am une semaine mën nga fa am 15 jours ça dépend dara. ñàkk amuk marché gi tax njaay mi mën a yomb doon ponk bu jafe ci métier bile ñi ci yëngatu di ko fësal. exporté moom muy dem bitim réew moom loolu moo amul moyen loolu suñu amul moyen kon suñu liggéey dina kon macha allah waaye nag amul moyen ci am ñoo xam ne ñooy dem ci. côté Wakam wala Sandaga wala yeneen yi nga xam ne am espace ñu di fa exposé di ko fa jaay léegi loolu la sa classe bi bu ñu fa jaaree soxla dara ñuy ñëw fii commande ñu ko defee ñu defal ñu. gàllankoor boobee tax ba ñu ciy yëngatu di ko jëfal seen bopp mooy ut ki war a jënd seeni produits yi te njëg yi jàppandi ci kaw ku ci nekk pañe bala ca gënal. parce que pañe bu nekk na ak façon pañe bu nekk ak façon ak prix waaw prix bi moom mënuñu ko dépassé ci suñuy maam la commencé woon suñu papa suñu yaay ba ci ñun nii xam naa sération bi moom xam naa wóoru gaa yi ci lay mujj. waa ji di ñu xamal ni métier bi daf ko doon ci ay wajuram waaye li nga xamante ni la ci ragal mooy ni boo moyul bile métier dana naax saay ndax ñu ci ëpp ci génération bile daanaka fullaaluñu bile métier. jaajëf Pape Ousmane Cissé ginnaaw yooyu lay jàmbaar di ay jàmbaaru Sénégal yu daan seen doole ci seen man-man ñeneen tam ñi ngi nii di daan seen doole waaye ñoom ñi ngi yëngu ci wàllum njaayum fëgg jaay ku leen xamul demal fu mel ni Colobane foo fee fis nañ fa lool soxna Yaama Koli def ab seetlu ci wàllu guni mel ndax gis na ni foofee daanaka ña fay def tam njaayum fëgg jaay dañ caa boole ay tailleur yu am solo ku ci am yére bopp dafa xaw a ëpp dañ koy wàññi ba mu yem lu lépp kon xeetu xarañaay la mi ngi dox am déet reportage